mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru diggi bëccëg gi ci baatu askan wi la ca gën a fës ci boppu xibaar yi Sénégal jot na dundaat fukkeelu doomi aadama gu faatu ci Covid 19 mu ngi faatoo tey ci hôpital principal bu Ndakaaru ab góor la boo xamante ne toll na ci juróom fukki at ak juróom-ñett bu ñu sukkandikoo ci communiqué waa ministère de la santé yemook tey ji ci xayma tey ji ci altine ji nga xamante ne lu toll ci juróom-benn fukki cas ak juróom-benn lañ ca jot a nemmeeku am na ci ñetti cas communautaire maanaam ñoo xamante ne am nañu coronavirus te xamuñu fuñ ko jëlee daa ngeen ci dégg leeral yeeg waa kër maanaam gañuy puusaat ba ñaari fan ci weeru juin 2020 gi ñu ne gannaaw décret présidentiel ga ca tukkee naka la ko askan wi jàngale ak coronavirus ba léegi leneen ci xibaar ak ndorteelu dooraat njàng meek njàngale mi daañu code bi ndongo yi def classe d'examen ñaari fan ci weeru juin bii di ñëw lay doon kuréelu giboot waajuru ndongo yi àddunañ ci ne bu ñu sañoon nguur gi ci ndànk jël matuwaay ya ca war ngir ab ubbite gu mucc ayib daa ngeen ci dégg leeral yi xibaar yi mbokk yi dañ ci toftal ñaari xibaar ñeel biti laata ñu leen di jox xibaaru yéenekaay yi bu nees ki see lay doon. baatu askan wi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ñu fas yéene ko door rek lu ñeel coronavirus mi def musiba ci réew mi fukki doomi aadama yoo xamante ne faatu nañ ci Covid 19 ab góor la gu toll ci juróom fukki at ak juróom-ñett mu ngi faatoo tey ca hôpital principal bu Ndakaaru dañ ci dikkat incha allah na mu gën a yaatoo lu aju ci centrale syndicale bu UDTS force ouvrière foofee ca Pikine Technopole ay samba boo ñëw fa dugg guddik dimanche jàpp altine tey ji roñ nañ fa jumtukaay yañ fa fekk ak itamit koppar gañ fa fekk ba tax na kuréelu syndicat goge ne daañu clamé mbir ya fu mbaxana doone benn daañu clamé alaxam maanaam contre x dañ ci teewlu seeni Mbaye Ndiaye mi jiite googule kuréelu syndicat UDTS ay kàddoom ci micro Théodore Semedo. démb dañuy woo vers 17h30 nañu dafa am un cambriolage bi ñu ñëwee nag on a constaté que bureau bi si boppam dañ ko dajji porte centrale bi dañ ko dajji dugg si salle de conférence bi ñu ñëwee ñu jël benn téléviseur 43 smart TV bi ñu fi jógee ñu ñëw sama bureau ñu dajji bureau bi yëpp armoire bi jaxate ko yóbbu fa benn ordinateur sac bu def ordinateur portable boo xam ne amoon na ay disque dur 1000 giga ak benn boo xam ne 500 giga la ay clé USB ba pare ñu yóbbaale benn tablette Samsung Note bi ñu fi jógee ñu ñëw ci bureau action professionnelle mooy fi nga xam ne fi la magasin yi nekk ñu dajji bureau bi xool suuf malheureusement fekk ñu fa dara ñu dem ci bureau secrétariat bi dajji bureau bi dugg ci biir yëpp fekk ñu fa dara mais am na ay kit yoo xam ne yi nga xam ne mën na joxe sur la fête du 1er mai la mu am yoo ma fa bàyyi woon pour que camarades yi nga xam ne jotuñu leen ko jox ma ko woon tey jii ne leen lundi matin bu ñu xëyee ñu daal ko jox ñu yóbbaale ko vraiment def fi yóbbaale lépp daal matériel boo xam ne valeur la woon daal moo fi nekkoon mais ñu yóbbaale ko donc vraiment affaire bi daal mu nekk affaire boo xam ne bu buti nous avons porté plainte et je pense que la justice fera son travail. lu waaju ci ñàkkum karange ga am ca bërëbu fajukaay gane ca Kër Massar foofee ca centre de santé ba ab liir gu tooy xepp lañ fa sàcc ni ki démb tax nag waajuru liir ba ñoom jaaxle nañu lool ci waxtu wi leen ne terewul yi tamit daañu yóbbu mbir ya fu mbaxana doone benn ndax liir googee kenn mën a gu ko tëggat ci jamono ji waajuram ma nga ca lalu hôpital dañ ci dikkaat ak suñu naataango Théodore Semedo ca Touba ab waaj yoo xamante ne faatu na fa te tamit anam yam fa faatoo kenn xamul na mu tëddee ëppal na juróom benn fukki at yoo xamante ne amoon na ko ma nga amee ca quartier Daaru Karim foofee ca Touba terewul yi tamit ña ngi fa ubbi enquête ngir xool la ko faat ak la ko sooke dañ ci teewlu Mamadou Matar Sarr.
Découverte macabre à Touba dans la nuit du dimanche au lundi 4 mai aux environs de 0 heure. Le corps sans vie d'un homme de petite taille, âgé environ d'une 60aine d'années, a été retrouvé au village de Darou Karim dans le quartier Sanki, non loin de Gent-Tcheken. Selon les premières informations, le corps de la victime était dans un état de décomposition, ce qui a poussé les autorités à l'inhumer sur place après que les services d'hygiène ont désinfecté les lieux. La gendarmerie de Belel a ouvert une enquête pour déterminer les causes de la mort du vieux. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. dañ ci dikkaat na mu gën a yaatoo ci kàllaama Kocc incha allah ci yeneen i xibaar lay doon ak suñu naataango Mamadou Makhtar Sarr foofee ca Touba. lu aju ci Covid 19 fukkeelu doomi aadama gi ci faatu ci Sénégal tey jii la woon ci nga xamante ne mooy bërëbu faju bu hôpital principal fa la ñàkkee bakkanam ab góor la gu toll ci juróom fukki at ak juróom-ñett faatu na ci coronavirus lim nga toll ci fukki doomi aadama ya ca faatu ba léegi. xayma tey ji ci altine ji lu toll ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar ci test yoo xamante ne jot nañ ko ca amal juróom-ñetti fukk yaak juróom-ñeent ya ñoom lañ ca gis ne daal ñoo am coronavirus am na ci ñett ñoo xamante ne cas communautaire lañu ñu am corona te xamuñu fuñ ko jëlee dañ ci teewlu leeral yeeg docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ay kàddoom ci baatu askan wi. bésu tey bi altine ñeenti fan ci mois de mai 2020 le ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat yi ma leen di bëgg a jox ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent dellu si nañu am doomu jàngoro ji yooyu nag ñu ngi toll si juróom-ñeenti fukk ak juróom-benn yi nga xamante ne mooy li ñuy wax contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeyukaay yi ñoo koy topp di ko saytu ñett ci yooyu ñu ngi jógee ci li ñuy wax transmission communautaire ñu ngi ci diiwaan yi ñuy wax Médina fii ci Dakar am nañ fi ñaar ca Mbour am nañ ci benn ñeent fukk ak ñett patient mooy ñi nga xamante ne ñu ngi tëddoon ci hôpital bi ñu leen di faj ba ñu leen seetee dellu siwuñu ak doomu jàngoro ji loolu mooy wane ne wër nañu am nañu juróom benn cas grave yi nga xamante ne ñu ngi leen di faj ci service réanimation yi ci hôpital Fann ak ci hôpital principal Sénégal am na tey benn nit boo xamante ne génn na àddina loolu mooy tax tollale bi nekk ci fukk ñu ngi jaal ay mbokkam ak askanu Sénégal yépp di ñaan yal na ko yàlla xare aljana ñi nga xamante ne ñoo tëdd des ci lal hôpital yi seen wér-gu-yaram mu ngi am tan ci bésu tey bii dalee ko ba mbas mi duggee fii ci Sénégal ba léegi ñu ngi toll si junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ci ñi nga xamante ne ñoo yoree doomu jàngoro ji ci yooyu ñeenti téeméer ak fukk ak juróom wër nañu amatuñu doomu jàngoro ji fukk génn nañu àddina benn delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon. mangoog dañ ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo lu aju ci dogal gi kilifa yi jël jëm ci wàllu njënd ak njaay lu ko dalee ci altine tey ji yenn ci commerce alimentaire yi ñoom ñooy ubbi ya ca des yi tamit tëj seen buntu ba tax na dogal googe Dakar rek la yem ñi yëngu ci wàllu njënd ak njaay waaye UNACOIS ñoom jot nañ ci joxe seen xalaat UNACOIS jàppoo ne bu ñu sañoon ñu sàmmonteeg dogal yooyu le ngir mun a itamit fexe ba gën a ñongal njënd meek njaay mi dañ ci teewlu Assane Ka di vice président bu UNACOIS jàppoo ay kàddoom ci jokkoom ak Fatou Bintou Diouf. D'abord il faut ñu comprendre contexte bi ñu nekk ndax Sénégal dafa nekk ci xeex ak feebar bii di Covid-19 ba tax na aussi muy UNACOIS en tant que entité privée ak état ñu ngi ci collaboration vraiment jëlee fi feebar loolu nag liñ ko tëralee rek mooy au niveau des sections
régional départemental ak dans les localités ñu ngi collaborer ak autorités yi ne ñoo fa nekk représentant de l'État donc décision bi wàcc vendredi passé 1er mai suñu secrétaire général national ko woon ànd ak section yi nga xam ne ñoo nekk ak président région de Dakar ñu toog ak préfet ak représentant mairie yi pour ñu waxtaanee ban stratégie la ñu def ba nga xam ne dinañu dérouler commerce yi et minimiser mode de transmission bi donc li ñu mën a waxee mooy décision concertée la boo xam ne mi ngi concerné département de Dakar ma ne décision concertée la boo concerné département de Dakar waaw parce que après réunion bi ci la arrêté bi génn mais au niveau des autres départements aussi préfet yi fa nekk ak sous-préfet ñu ngi waxtaan ak commerçant yi d'ailleurs c'est le cas su ma jëlee kaw Thiaroye nekkoon nañu réunion mercredi passé entre le sous-préfet le maire commerçant yi pour foofu ñu élaborer beneen stratégie de combat bu adapté ak localité bi donc décision bu ci am rek dañu jàpp ni nguur da jëlu ko pour xeex mais mi ngi waxtaan ak ñi présenté commerçant yi waaw yooyu yëpp accompagnement la te dafa am sensibilisation boo xam ne moo koy accompagner voilà donc information bi ku ci nekk rek parce que comme entité bu nekk am na représentant décision bu ci am ak mesures yi nga xam ne moom moo koy accompagner entité yooyu dañuy dem informer ñi nga xam ne ñoo leen concerné ñi ay membres lañu ñi ay services. lu aju ci njàng meek njàngale mi nguur gi jël dogal fas yéene tijjuwaat classe yi ñaari fan ci weeru juin bi di ñëw lay doon mu ñeel classe d'examen yi dogal googe naka la ko waajuru ndongo yi gisee kuréel ga leen boot jàpp ne ubbiteb l'école gi lépp a ngi aju ci tolluwaayu feebar bi di coronavirus matuwaay ca war na ko ca nguur gi jël bu fekkee ne war naa mun a sotti fileek le 2 juin dañ ci Abdoulaye Fane mi jiite googule kuréel àdduna ci micro Théodore Semedo. bu ñu demee ba toll foo xam ne fii jël nañu date bés bi ñu jël mooy ñaari fan ci weeru juin te fekk virus bi ñaanuñu ko yàlla yëf yi dem di gën a jëm kanam je crois que defe naa dina am leneen lu ñuy wax lu dul naan dañuy ubbi ay classes. comité de veille bi nga xam ne bii dañ ko teg fële ministère aussi nañu jàppe ne képp koo xam ne ki da ngay yëngatu ci wàllu njàngale mi yaa nga fa. war nañu bàyyi xel ne école yi dañ ko war a set di ko setal. ndaxte loo xam ne dafa tëj lu mat ay ñaari weer nga dal di xëy rek dal di na nga def opération de désinsectisation de désinfection dina am ay problème donc ñu ngi invité aussi waa service d'hygiène ni ñuy defee di poudre rek def ay désinfection ci quartier yeeg yooyu nañu ci boole école yi parce que bés bu ko defee dara du leen bett. depuis bi ñu jàppee conseil des ministres ne na ñaari fan ci weeru juin bi la ñuy ubbi boo ko seetee waajuru ndongo yëpp foo leen dégg dañu ne seen doom lii ñu gis dalul seen xel dañuy téye seen doom. te nag am réew bu fekkee da nga koy jiite aussi del informer nit ñi di leen teel a informer am seenu dal parce que je crois que bu fekkee ne nekk nañ ci santé bu baax te jànguñu moom moo gën véritablement ñu dal di bàyyi mbir mi muy lawee nii ku nekk di am sa benn opinion te loolu baaxul ci réew. taxawu askan wi ci weeru koor geek jamono Covid 19 doon na lu yitteel kuréel gi ñu duppee mouvement valeur. bu Omar Bun Khattab Silla jukki na ndimbal gamu jébal askan wa fa yeewoo lu toll ci 400 njaboot la jox dund ak jumtukaay dañ ci teewlu Omar Kayre. ngir taxawu askan wi ci jamonoy mbas mi yamoo ko weeru koor mouvement valeur daal di jàppale lu toll ci 400 famille yu nekk ci commune bu Louga ñoom ñi ko ci nekk am nga kit alimentaire ak ay produits détergents. man bi ñu ñëwee fii monté mouvement bi dañu gis Louga gi yëpp jàpp ci donc du xel. ñu tëdd Ndakaar wala nekk ci leneen bëgg a fàtte askan wi xalaatewuñu noonu moo tax it ñu toog préparé ko pour jox leen loo xam ne lu mu dee jàpp nañ ne dana leen mën a jariñ dara ciblé 400 kër yoo xam ne ku ci nekk jox nañ la saako ceeb bu juróom fukki kilo ceeb juróomi litre diwlin juróomi kilo suukar ay madaar ay eau de javel. ñaari junni ci ay masque tamit bokk na ci li nga xam ne mouvement valeur daal na koy séddale bi yoon nag xale yi kenn bàyyiwu leen gannaaw. dañu jël junni ak 400 ñu jox ko ñi nga xam ne ñooy mag waaye waruñoo fàtte xale yi moo tax xale yi ci koñ bi ak ci daara yeeg yëpp ak ci dëkk bi ñu liñ ci mën a gul ñu defagul ko lii première action rek la ci biir première action boobu tànn nañ ci 600 xale donc lii c'est juste pour ñoom xale ñu comprendre ci seen i fo ak seen i action ñu maytu exposé wu au virus.
ci bésub séddale bi le président mouvement valeur di Omar Boun Khattab Sylla jaare di rafetlu taxawaayu état bi ci xeex bi ñuy xeex feebar bi di Covid-19 PDG petit train de la banlieue bi terewul nag mu woo kilifa yépp ñu booloo doon benn say ngir jële virus bi ci Sénégal. jàngoro yi nag bu mu dugg see ci Sénégal ba léegi ñëpp gis nañ effort yi ci état du Sénégal di def. c'est l'occasion aussi dellu di sargal njiitu réew mi c'est l'occasion aussi dellu di encourager les autorités du département de la santé liggéey bu am solo nga xam ne waa ñu bokk ci wàllu santé yëpp ñu ngi koy def ànd ko professionnalisme ak nité ak ministère de l'intérieur ministère des transports ak yeneen ministères yëpp ñun daal ñu ngi joxe loxo pour que ñëpp góorgóorlu feebar bi war ñu gannaaw mu bañ a ànd ak coow mais mu doon jëf. Omar Boun Khattab Sylla dellu di ñaax sénégalais yi ñu bàyyi xel ci danger bi nga xam ne feebar bi am na ko muy ñaan ñëpp daal di respecter règles d'hygiène yi ak gestes barrières yi nga xam ne autorités sanitaires yi mi ngi koy digle. Oumar Kayre Louga Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Omar Kayre lu aju ci xeex Covid-19 ca commune bu Mbao maire gox ba jukki na lu toll ci junni masque ak yu teg juróom yoo xamante ne da ko jagleel askano fa yeewo ak ñetti ambulance médicalisée ngir taxawu bërëbu fajukaay yenn ca Mbao dañ ci teewlu Théodore Semedo. ngir yombalal askanam faju ak tamit xeex lu ñuy wax Covid-19 bokk moomeel bu Mbao daal dina jox ay ambulance médicalisée ay poste de santé waaye tamit ay masque daal di ko jagleel askanam maire bu Mbao Abdoulaye Pouy di ñëwaat lu solol action boobu. ambulance yi yàlla dimbali ñu comme man personnellement nawoon na Lyon doon jàng xam fa ay nit nga xam ay nit ñu baax lañu ñu jàppale ñu ba nga xam ne ñeenti ambulance yi de façon gratuite ñu jox ñu ko waaye mu ñëw si waxtoo mën na jariñ si yeneen feebar yi waaye mën na jariñ ci maladie bi nga xamante ne mooy pandémie nekk fukki junni ak juróom junni sax ci ay masque ya nga xam ne tey am nañ ko pour mën ko joxe Mbao. jëfin bi askan bi ak ñi ngànk kër docteur ak yore préfecture arrondissement bu Thiaroye di ko rafetlu gannaaw bi nga xam ne dañ doon def benn cérémonie ci mairie bi. di am mbégte lool ñëwaat tey bii si Mbao gannaaw bi ñu fi ñëwee woon moto sax weer fekkee si woon loo xam ne monsieur le maire moo ko defoon muy joxe ceeb ak ay produits détergents yu bëri jëmale population am lépp mu jagleel na ko xeex Covid-19. ñu ñëwaat mu audi ñeenti ambulance yu taaru jagleel ko pour santé yi nga xam ne ñoo nekk si biir commune de Mbao. am mbégte lool tey ñëw fii nga xam ne ci commune de Mbao di remise des ambulances de la commune de Mbao ak masques yi. xam leen ne mairie Mbao commune de Mbao am na juróomi poste de santé benn bi am na ambulance ba pare te monsieur le maire moo ko jox tey jii mu andi ñeent maanaam poste yëpp am nañ ambulance muy lu am solo ndax monsieur le maire dafa bokk ci maire yi nga xam ne ñoom xam nañ lan mooy décentralisation. nan lañu war a def pour mucc ci wopp bi ñuy wax Covid-19 responsable yooyu lii lañ ci rotal. di moytu dajaloo di moytu di joxante loxo di sol masque di raxas loxo yi. kenn ku nekk mu xam ne na jàpp na rek moom mën na ko am wala ko jege lool mën na ko am day tax saa bu nekk rek di nga jël ses dispositions ba doo wàll kenn du la wàlle. ñu sanc ko commune de plein exercice ak acte 3 décentralisation Mbao am na juróomi poste de santé 100 quartiers ñaar fukki kilomètres carrés ak lu toll si 120 000 habitants ki dañu ko yéen fii si diwaanu Mbao Théodore Semedo Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Théodore Semedo yegg si nañ ci xibaar yi ñeel bitim réew ñu ngi may xamal ne jàppandeegul daañ ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo ci yeneen i xibaar lay doon ak Fatou Bintou Diouf bu nees ci ma dikk ak yéen ci xibaaru yéen kaay yi. dal leen ak jàmm gannaaw bu mu fi duggee ba tey coronavirus am na fi ñaari weer ci réew mi te booba léegi génn gu fi Walf Quotidien mu ngi ci juróom benn fukki bés te saay su ne mu ngi fi gën di law professeur Seydi ay kàddoom ci Walf Quotidien xam le ne lim bu takku ci ay doomi aadama am nañu coronavirus waaye ci ñooñee am nañu ci jot a faj ba ñu wér pëng ndax hydroxychloroquine bañ leen jox boole kook azithromycine tax ñu bari ci ñoom wér ba delluwaat seen kër professeur Seydi ne bile garab baax na lool ci ñi am coronavirus yéen a li ñu fàttali ne Sénégal jot naa xayma lu toll ci ñaar fukki doomi aadama ak ñett di ay cas grave maanaam ñoo xamante ne lottu nañu lool ci lalu hôpital gannaaw bu fi feebar bi duggee ba tey docteur Abdoulaye Boussone bi le feebar ñamu gën a laal bokk na ci góor ñi ndax téeméer boo jël juróom fukki yaak ñaar ya ak lu toftal ñoo ko am bu dee ci jigéen ñi téeméer boo jël ñeen fukki yaak juróom-ñaar ak lu toftal ñoo ko am 24 heures ne bi le feebar ak tolluwaayam ak na muy lawee ci réew mi tax ministère de la santé indi coppite te nañ koy xeexee jëm ci recherche active maanaam waa ministère de la santé ñi leen toogal ci gox yi ñooñu di liggéey ak centre de santé yi yor seen registre goo xamante ne ku fa
fa ñëw ñu mun la caa bind gëstu la ci saasi ndax yaa nge coronavirus am déet professeur Moussa Seydi ay kàddoom ci 24 heures xam le ne bile feebar moytu mu law ci réew mi moo gën mbirum faj professeur Moussa Seydi ne bu sañoon kenn ku ne fagaru ci bile feebar di covid-19 ngir mu mun fee génn wala mun ko fee neewal doole yéen kabi di la solee ne gannaaw ñaari weer Sénégal di dund ak covid-19 jaru ngi ñu denk wàllu paj mi di Abdoulaye Diouf Sarr xam le ne coronavirus bi jeexagul te delloogul ginnaaw ndax saay su ne lim gaa ngi gën di yokku cas communautaire yi gën di fës maanaam ñaay am coronavirus te xamuñu fuñ ko jëlee Abdoulaye Diouf Sarr daal di fàttali ne ci diiruk weer ña nga woon ci téeméeri cas ak juróom-ñeent fukk tey yegg si nañ ci junniy doomi aadama yu toftal ñaar fukk ak ñeent ci ñi am coronavirus Abdoulaye Diouf Sarr jot naa rafetlu garab gii di hydroxychloroquine mi tax malade yu bari ñibbiwaat seen kër gannaaw bu ñu leen fajee ba noppi ñu dem ci yéen kabi Le Quotidien mi ñu xamal ne covid-19 mu ngi gën di law dem na sax ba jural hôpital yi ñu tàmbalee fees del ak ay doomi aadama yéen kabi ne loolee am ca diwaanu Jurbel bu ñu sukkandiko ci médecin chef ba di docteur Mamadou Dieng ne lañ jotoon a xayma ci malade daanaka lim ga weesu nañ ko am nañu jafe-jafe ngir mun a dalal ña fay feebar ci coronavirus yéen cabinet bi le feebar dugg na ca Medina Gounass am na lu toll ci juróom-ñeenti doomi aadama ña fa am coronavirus ca biir Medina Gounass waa kër docteur jot nañ fa ber lu toll ci juróom benn fukki doomi aadama ak juróom-ñaar ñu ngi leen di gëstu ci jamono ji ngir xool ndax am nañu covid-19 am déet turbine xëy ci am taxaw seetlu ci ni feebar bi di lawee ci Sénégal ci ay gox yu bari ku yaboo mun caa séntu fi lekk ay fan lu mun a bett ñëpp ndax saay su ne kaa yaa ngi gën di yokku ci dirgu gàtt lu toll ci juróom-ñeenti doomi aadama faatu nañ ci lu toll ci juróom-ñetti téeméeri doomi aadama des ci lalu hôpital yéen kaabi gis ne bile feebar di coronavirus mun naa des ci Sénégal fi lekk at ndax doon na feebar gu neexuta daan ndax mun nga ko am ñu faj la ja ba nga wér peng waaye mu daanelaat la yéen kaabi di réew mi quotidien semaine gi ñu jëm maanaam ay bés yi ñu jëm ci la lépp di leer ci tolluwaay covid-19 ci réew mi bu ñu sukkandikoo ci Marie Xemes Ngom Ndiaye ay kàddoom ci réew mi quotidien jot na ñaax askan wi jot na leen a soñño ne na ñëpp yégoo ci xeexum coronavirus yéen kaabi li ñu xamal ne lu toll ci téeméeri cas ak juróom fukk ak juróom-ñett ñoom la ñu jot a testé ci week-end gi te ñu am coronavirus yéen kaabi di enquête gis ne bile feebar ak na muy lawee ca Touba tàmbale naa uppi loxo bu ñu sukkandikoo ci docteur Mamadou Dieng mi xam le ne Touba googee feebar bi demoon na sax ba tàmbale jeex tàkk waaye la ko fa yokkaat la ko fa mayaat doole bokk na ci cas communautaire ya tukkee ca marché Ocass libération ne diwaanu Ndakaaru coronavirus bi bari na fi lool li mu ñu ko fi am takku lool yéen kaabi ne commune yu mu gën a fësee te ne ci diwaanu Ndakaaru bokk na ca commune bu Parcelles Assainies Médina Ouakam ak Yoff ak yeneen foofa dem coronavirus ba dugg na fa libération ne wutel lool ak yeneen communes yi yoo xamante ne benn cas la ñu am fu mel ni HLM Dalifort ak Guinaw Rail Sud libération ne ci communes yi le coronavirus ganga fa Malika ak Medina Gounass Jëppal Derklé am na fi ay cas Fann Point E naka noonu Amitié ba ci Hann Bel-Air ak Patte d'Oie Yoff ak Golf ak Waxinaan ba Bambilor ak Yëmbal Sud ak Yëmbal Nord yéen kabidi critique ne covid-19 mi fi jógagul tax na ba nguur gi jël dogal yokkaat couvre-feu bi yóbbu na ko ba ñaari fan ci weeru juin yéen kabi gis ne virus bi dugalaat na askanu ci coono ndax fu 20h jotee jàpp 6h du matin kenn dootul mun a nekk ca biti ñëppay fatu askan wi nar ko dundaat ci diirik weer yéen kabidi l'évidence ne lu aju ci xeexum covid-19 ca mbaaw meeru gox ba di Abdoulaye Pouy jël na lu toll ci ñeenti ambulance médicalisée jox ko bërëbu fajukaay yenn ca mbaaw yëkkati lu tollook fukki junneeg juróom ci ay masque jox ko askan wa ngir ñu mun a fàggu ci bile feebar askan wa ne ndimbal googule yëg si na ci waxtoom moom Abdoulaye Pouy maire ba ne xeexum coronavirus ñëpp a ci war a jàpp ngir mun fay jëlee covid-19 l'observateur ne covid-19 bi tax na ba jafe-jafe yi Sénégal naroon a am ci ay chantier yu bëri nëbb na ko ci jamono ji dooree ko ci chantier nguur gi ca Diamniadio lu demee ni ville nouvelle bac école internationale africaine ba ca stade gañ fa waroon a tabax te ba léegi mul tegoogu fa yéen cabinet bu dee ca Colobane chantier terre ba mu ngi à terre tàggatembe la def l'observateur ne terre boobule virusu corona bi jot naa sowe Sénégal ci poisson d'avril ndax ci fàttali nguur gi jotoon na digg askan wi ne ci weeru avril 2020 ca la train express régional tàmbalee daw yéen cabinet tey weeru avril weesu na te booba léegi train bi munagul tegu ci raay yi réew mi quotidien jafe-jafe génnagul ca Sénélec bu weesoo coowal contrat Sénélec ak Akilee yéen cabinet beneen mbir a ngi ni jibati na fa te doon lu lëndëm jëm ci téeméeri milliards ak fukk ak juróom gannaaw bu Sénélec loué ab bateau turc bu yëngu ci wàllu courant te puissance am toll ci 120 mégawatts yéen cabli ñu fàttali ne ngir Sénélec mun kaa matal waroon na génne lu toll ci téeméeri milliards ak fukk jàpp téeméeri milliards ak fukk ak juróom ngir googule bateau mun a joxe courant réew mi quotidien te moo ne de appel d'offre amu ca ba ko ñaareel jawru gi ñu denk wàllu pétrole ak énergie adduwu ci dañ ko caa beddi ci doxalinu Pape Demba Bitèye njiital Sénélec yéen kabidi les économies Sénélec googule coow la giifagul ndax kii di Makhtar Cissé ma ko jiite woon tudd nañ ko ci beneen scandale bu weesoo contrat gi dox ci diggante Sénélec ak Akilee yéen cabinet jotoon fee taxawal ab centrale électrique virtuelle te kilifteef ga mu joxoon ko Akilee business googeek la ca laxasu toll na ci juróom-ñeenti milliards at mu jot yéen cabinet les économies ñu fàttali ne Makhtar Cissé ma ngi ko signé woon fukki fan ak juróom-ñetti ci weeru février 2019 laata élection présidentielle les économies ana lu sooke contrat yu demee ni ñu mun koo signé ci diirug fukki at Mademba Sok ay kàddoom
kàddoom ci Les Échos ne bu sañoon ñu càmbaraat contrat ya am ca Senelec ba ko ñaareel waruñu nangu leneen lu mun a gàllankoor Senelec ëllëg ci doxalinam yéenekaay bi di sat dox wutali bitim réew ak Mbaye Niang ma ñu ne moom la ñu séentu ca Marseille yéenekaay bi ne Marseille googule yitewoo nañu lool am Mbaye Niang ci seen club ndax dina fa demam déet yéenekaay bi ne lépp a ngi aju ci dogal ba Mamadou Niang di jël yéenekaay bi di L'Exclusif ne ab liir gu tooy xepp la ñu sàcc démb ca hôpital bu Kër Massar yaayu liir ba jaaxleeg jommi jomet la def ci jamono ji ma ngay fàttali na mbir ya tëddee yaayu liir ba ne ca saal ga mu tëdd ab yor maskam ak blousam daal di fab liir ba ne da koy faji waaye fa la jaar yoxosoog moom dellu suwaatul yaa ja mënatul nampal doomam ndax mënatu koo tëggët bàyyu liir ba fippu ne li am ba des mooy na jotaat ci doomam. mbokk yi lu nuyoo tàggatoo jot na ci xibaaru diggi bëccëg gi jaajëfal Jacques Gabriel Pereira mi ne woon ci machine bi feggoog Modou Fall mbokk yi di leen jaajëfal ci kóolute gi ñu gontoog jàmm ak programme mu Baatu Askan Wi yal na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi.